ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañu ñëw ci thème boo xam ni bii mooy ñaareel bi yoon ñu ci yàddu waaye nag ci contexte bu particulier ndax jamono gi ñuy wax ak yéen ay soldats sénégalais la ñu rey ñii ñu téye leen en otage par Salif Sadio ak benn parti ci waa MFDC. thème bii nag biñ ci mujjee wax mooy bés bi armée bu Sénégal amali liggéey bu am solo. nangu ay ngànnaay waaye itam ay base maanaam dëkkuwaay yoo xamante ni ay rebelle ñoo fa sampoon seen màkkaan waaye ci vidéo boobu ñun jubilé wuñu woon comme ku gagné bataille naam jaajëfaloon nañ suñuy soldat encouragé démarche bi Macky Sall def depuis ba mu faloo muy fexe ba suñu diggante Gambie Guinée Bissau dëkk yi nga xam ne fa la rebelle yi daan daw di dem làqu ñu rattaxal suñu digganteeg ñoom ndax ñaagasoon na te ñun dañoo mës a gëm ni jàmmi Casamance mënuñ ko régler génn ci Gambie ak Guinée Bissau ndax même zone yi la même réew yi la même culture yi la mais jamono jooju dañ ne woon ak lu mënti xew donte nangu woon nañu ay ngànnaayu rebelle am ñu tegoon loxo nangu seen yenn base yi dañ ne woon bu lépp sottee nañu mujjee ci ay waxtaan comme ni réew yi amoon conflit yépp def ku seetaanoon vidéo boobu noonu di nga xam ni discours bu pacifique la ñu teniroon ndax Sénégal benn bopp la. ku gis engouement bi amoon barke démb ci réew mi gannaaw ba équipe nationale jëlee coupe d'Afrique Ziguinchor image bii ngeen di seen Ziguinchor la Kolda Casamance gépp Tamba Kédougou ñëw Saloum Thiès Matam Saint-Louis Ndiambour wàcc Dakar ku gis lii nii di waxi indépendance su benn dëkk ci zone yi ñu leen limal c'est parce que yow jamono mu la raw. te loolu moo dal ku ci mel ni Salif Sadio di kenn ci chef rebelle yu MFDC bët ki démb bu génnoon doxantu ci mbedd Casamance yi dina xam ne ñii ils se considèrent sénégalais dañoo jàpp te gëm na ay doomi Sénégal lañ seen yoon newul ci combat perdu d'avance bi nga xamante ni moom Salif Sadio mi ngi koy mëne. moo tax tey discours bi du mën a pacifique ndax moment bi ñuy wax ak yéen ay soldats sénégalais juróom-ñaar ci ñoom téye nañu leen en otage. seeni famille nelawatuñu ñeent ñàkk nañu seen bakkan seeni njaboot a ngi jooy ba tey ñoo ngi ci dëj te moom ak i gàngooram ñoo leen rey gannaaw bañ doon sàcc ay bant. loolu aussi baax nañu préciser ko Casamance amatul rébellion buy réclamer indépendance loolu discours bluff la genre Salif Sadio yi dañ koy wax nii rek mais ñoom xam nañ ni benn président yabuñu naan dafay négocier mbiru indépendance. ndax Casamance ci Sénégal la bokk doomi Casamance yi à 98% newuñ ci mbir yooyu duñu ay rebelle donc baax na ñuy faire la distinction entre la majorité li ëpp ci population Casamance yi woote jàmm ak benn minorité groupe bu ndaw bu bëgg a teg fitna doomi aadama yi. li fa am léegi mooy banditisme ay wuyu yu ànd ak seeni chef nekk ci àll bi di def na ko sudul noonu loolu lépp daan ci ñëw ak ñenn ñoo leen bàyyi ci loolu. ndax ñu bari benn mbir moo leen jaaxal mooy lu tax minorité boobu noonu état ak ay forces de défense am mënuñ jug seeni mbir waa Casamance Sénégal gépp am jàmm parce que waxoon nañ ko fii conflit Casamance bi dafa am ñu mu arrangé conflit bi am dans le sud dafa yàgg defar poche ñeneen ñoo xamante ni bokkuñ MFDC ay businessman lañ ay ñu ñuy wooye seen bopp ay doxkatu jàmm lañ ay membre état lañ entre Sénégal ak Gambie. daañu ñëw ci vidéo bii ak benn élément buy prouver que du waa MFDC dong ñoo nekk ci naka sudul noonu mbir mi xëccoo ay privilège ak i koom-koom moo ko lal te malheureusement suñuy frères yoo xam ni ils n'ont rien à voir avec le système amaana xamuñu lu xew ñoo nekk di payer les pots cassés ñooy dee ci àll bi te duñu bàyyi dara seeni njaboot ñooy défendre territoire bu Sénégal ak ay salaires yoo ñemewul wax te duñu leen mës a rendre hommage lii nag la ñu bëgg a leeral. ngir ku ne xam li tax jàmmi Casamance tagga tembe ak naxee mbaay bi am entre acteurs yi ko sëkk te war koo saafara définitivement mais duñ ko def parce que pëccoxoo bi am Casamance dafa am ñu muy defar seeni poche léegi naxaate boobu nag moo fi jeex faaw ñu wax dëgg sénégalais yi ñu xam mbir yi li ko waral teg dil bi ci am entre état Sénégal ak Gambie ak yeneen acteurs yoo xamante ni ñoo ngi ci biir muy MFDC. dañu ñëw ci li waral coow li récemment pour rafraîchir la mémoire ñi nga xam ni fan yi yépp ñoo ngi dégg mbiru soldat ñu rey ñi ñu jàpp leen ca Casamance
lépp mi ngi xewee ci benn zone bu nekk entre frontière yu sud du Sénégal ak sow jant bu Gambie àll bu yaatu la nag boo xam ni depuis 2017 gannaaw ba nguur Yaya Jammeh daanoo CEDEAO mi nga xam ni moo fa intervenir woon dafa samp ba tey jii ñuy wax ak yéen benn force militaire ngir nee nañ assurer kaaraange dëkk bi waaye itam protéger àll bi nga xam ni moo dox diggante Gambie ak Sénégal ba duñ fa amal luñ naan trafic de bois maanaam dagg garab yi di yóbbu di jaay commandement boobu nag daanaka li ci ëpp ay sénégalais lañ ci soldat yii la Salif Sadio ak ñoñam rey ñu teg leen loxo téye leen léegi lan moo xew ba loolee lépp am dañ ciy teewlu version Salif Sadio bi nga xamante nii moo def mbir yooyu. alors soudainement ay soldats jógee fii réewum Gambie fii frontière fële Gambie ñëw attaqué suñu base yi en plein territoire Casamance. alors ces gens-là CEDEAO ñu ñëw attaquement ils m'ont attaqué d'accord dañ ma tooñ wante lu ñu bëggoon amuñu ko ma jàpp seen ñenn si ñoom. moom Salif Sadio lii la joxe comme version mais li mu waxul mooy bésu lundi 24 janvier 2022 bi ñu weesu suñu soldat yooyu ñu téye ñi ñu ray leen dañoo gisoon benn camion bu yeb ay garab yu ñu góor ba fees dell moo nekk nii ngeen di seen camion bii la ci lañu leen topp ci àll bi di leen dàqi ndeke ñooñu Salif Sadio yi ñoo yeboon ba fees dell ngir yóbbu jaay ndax trafic de bois xaalis bu baree bari la mooy benn ci activité bi ñoom Salif Sadio di dundee mais aussi defar ay toolu yamba di bay di jaay moo tax sànq ñu ne leen foofu rébellion amatu fa mais banditisme moo fa nekk ay woyo ki seeni chef bi leen soldat yi toppee nag malheureusement bariwuñu woon ci la élément Salif Sadio yi doon xeex ak ñoom baam ñu rey bilan bi ñu waxagum mooy ñeenti soldats yu ñàkk seen bakkan ñu téye leen en otage ñu toll ci juróom-ñaar ñun personnellement dañ ne woon duñu partager benn vidéo mbaa image di jàppale Salif Sadio ci li mu bëggoon muy toroxal suñuy soldats filmer ko wane ko mais comme que image ak vidéo yi léegi wër na Sénégal ñëpp gis nañ ko yaakaar naa amatul lu ñuy nëbb mbaa di bayal ndax aussi à un moment donné il faut que ñu wax dëgg sénégalais yi lii ngeen gis du mise en scène du lu ñu orchestré mais suñuy doom lañu rey lii nekkatul ay caaxaan yi ñu téye leen en otage ci ay conditions yu doy waar. ñu nekkee mu ngi nii ñu lañ nekkee on est là depuis ñu ngi fi depuis le 24 janvier quoi. mbaa sonnu leen. bon góor rek lay dal quoi. mais sant yàlla quoi lépp ñu ngi ci loxo yàlla. seen yeneen xarit yi yéen ñaata ngeen ak seen yeneen xarit yi ci yan anam lañu nekkee. non ñun seet lañu quoi. ñun ñëpp ñoo bokk fu ñu nekk quoi. ñu seet yëpp voilà. alors lan nga am pour wax sa mbokk yi ak sa kilifa yi lay déglu. bon dalal seen xel rek wax ñu ñaanal ñu rek ñu bàyyi tamit lépp ci loxo yàlla quoi. jërëjëf. lii lépp nag lan moo ko waral parce que damay sàcc mais bu ma kenn jàpp lii la sénégalais war a xam Salif Sadio ak ñi mu àndal waxi indépendance xam nañ ni wax bu yàqu la. Sénégal kenn mënu ko xar ñaar bu njëkk ñoom dañ daan yëngal coow li jib nguuru Sénégal yónnee leen ñi ñu daan wooy ay monsieur Malet yóbbu ay malet neexal leen coow li jeex ñu ne waaw jàmmam na alors que lépp ay naxee mbaay la woon ay calmant la ñu doon jox xaalis boobu nag ñu leen daan yónnee moo gën a dooleel conflit Casamance bi ndax dafa demoon ba jaxase leen seen biir ñoom chef rebelle yi ñii jaar nii ñee jaar na le finalement état bu Sénégal du xam ku muy waxal léegi nag yóbbu xaalis boobu noonu wàññeeku na donc ñaari source de revenu dong la ñu am ñoom rebelle yi mooy daggay garab di jaay ak di bay yamba di livrer tant que seen ñaari activités yi mi ngi dox kenn yàqalu leen ko doo mës a dégg MFDC lii mooy la réalité ñoom xeexatuñ ngir indépendance dañ koy wax nii rek pour mën a justifier seen nekk ci àll bi mais ku leen bàyyi ñu exercer seen activité illégale de coupe de bois et de trafic de chanvre indien ñoom lii la ñu bëgg. la preuve moom Salif Sadio bi mu nee dafay organiser conférence de presse nee na moom jëlul décision rey soldats yi mu jël en otage da leen bëgg a bàyyi mais nee na pour loolu comme que soldats yi ci mission CEDEAO lañ nekkoon donc na CEDEAO ñëw mu wax ak ñoom ñu négocier mais déglu leen partie bi ko journaliste bi laajee ndax dafa am looy laaj
ni Salif Sadio tontoo. ndax dafa am looy laaj pour bàyyi leen. lu ma laaj kii c'est très simple waa CEDEAO yi ñëw ñu waxtaan nu ñuy def ma bàyyi leen loolu rek la parce que mosuma ne peut-être je ne sais pas dans quel sens vous posez cette question xanaa dinaa laaj way jox leen ma xaalis wala jox leen ma li man je ne me bats pas pour de l'argent xeexuma pour xaalis xeexuma pour auto pour ay Pajero même pour avion man lu ma ñaan waa CEDEAO yi ñëw ñu waxtaan ma xam nu may bàyyi seen les prisonniers que j'ai fait dans leur rang. négociation bii nag leen dong la mooy ñu bàyyi leen tranquillement ñuy mener seen activité illicite ci àll bi te kenn bañ leen yàqal ñoom lii dong la ñu soxla léegi nag ñenn ñi daañu ne et l'état du Sénégal dans tout ça lii lépp di xew lan moo ciy taxawaayu état bu Sénégal buñ nee état mooy njiital réew mi Macky Sall ak ministre bi ñu dénk forces armées muy Sidiki Kaba le problème mooy lii ñoom Salif Sadio nekk di def ci àll bi état bu Sénégal def ci nekk mal à l'aise li wolof naan kuy digle càngaay yi dafay fekk nga set loolu moo leen dal actuellement ba tax li jur coow tey te àll boobu noonu waral ko ñu ne tekkaaral lank ba ñu wax seen wi dëgg ndax trafic de bois bii waa MFDC di def di daggaay garab illégalement di jaay nguuru Sénégal ak bu Gambie ñoo leen ko dàq téeméeri junni yoon actuellement ku ne xam ne ni Yaya Jammeh loolu ko mayoon alal ju bare bari bi mu demee nag ñu daaneel nguuram ñu yaakaaroon ni dafay jeex àll bi kenn dootu fi nekkati di complot ak ay rebelle di def naka sudul noonu mais tey la wàllu gën a ay lii nii rapport la bu benn ONG buñ naan Environmental Investigation Agency ci page 13 boo fa demee ñu ñuy xamal ni depuis 2019 ay site d'exportation bërëb yu war a yóbbu ay bant bitim réew ubbi nañ ko Gambie ngir dafa déposer ay garab yu ñu gor ba noppi ñu wane ci image yi benn ci site yooyee bërëb boo xam ni mën naa denc semaine bu nekk 200 jàpp 300 garab yu ñu gor ba pare fan la garab yi di bàyyi ko ci forêt bu Casamance bi jur tey coole ak rebelle yi lii par exemple benn certificat la ngir jëlee bois de rose bi chinois yi soxla Sénégal maanaam Casamance lay bàyyi ko ngir mu jaar port bu Gambie dem Chine benn société de transit buñ naan jaañ naar mooy gérer trafic boobu noonu mais bari na ay sociétés yu ñu créé Gambie samp ko foofu noonu en complice ak état bu Sénégal ak état gambien ngir di amal trafic boobu noonu daan ci ñëw léegi ak benn vidéo bu koy dëggal est-ce que yéen ngi comprendre bu baax deal bi comme que dañoo aaye kuy caxat-caxate alam gi Sénégal puisque engagé wu na bitim réew ngir protéger àll bi aar garab yi donc mënul jëlee ay bois Casamance di ko jaare port bu Dakar léegi dafay complot ak nguuru Gambie ñuy dagg garab yi Casamance créer ay entreprise biir Gambie di ko jaarale port bu Banjul muy dem ci dëkk yu ci mel ni Chine ñaari état yi ku nekk di ci gis sa bopp lii la rapport bi fësal rapport bee wax ba tey mu ni diggante février 2017 bi ñu fay jëlee Yaya Jammeh jàpp avril 2020 Chine jëlee na ci forêt Casamance bi jaare ko ci réewu Gambie 329 351 tonnes de bois de rose ñu ne lii moo ëpp téeméeri junni yoon li ñu doon exporté jamono Yaya Jammeh li muy firndeel mooy après Yaya Jammeh ils ont fait pire ñoo ko gën a yées. donc il faut mu dagg ndaxte maa ngi Gambie nii wane entreprise yoo xam ne ñoom si loolu la ñuy yëngu garab yi tronc d'arbre yaa ngi nii ngeen di gis bëri nañu ñu yor seen tronc d'arbre yi di dagg garab yi di ne garab yi te Gambie amul forêt te ay entreprise la yoo xam ne dañ leen samp fii Gambie di dagg suñu garab yi di trafiquer suñu garab yi parce que tey soo ko bëggee laaj rek dañuy daw kii mooy seen beneen boss mi ngi laxatu bëggul sam pour ma filmer ko so donc gis nga ñoom dañuy daw parce que lu ñu def moo dul yoon du ñu dagg garab seen dëkk ñu koy dagg suñu dëkk du koy dugal seen dëkk te loolu nag moo jaarul yoon ndaxte lu ñu doon xeex jamono jemme pour garab bu mu fi dugg léegi loolu la ñu gën a tasaaroo ndaxte garab yooyu dañ koy dagg ñu dugal ko seen conteneur yóbbu ko seen dëkk donc di trafiquer garab yooyu muy gën a Casamance. donc genre entreprise yi nag bëri na fii si Gambie léegi seen conteneur yaa ngi nii taxaw fii lañ koy dugal pour yóbbu ko si port bi
donc à partir de fii la ñuy jël yóbbu ko ci port bi jaay ko l'injustice boo xam ne suñu garab yi Casamance ñu ngi leen di rey ndaxte xam ngeen garab moo yor dundu doomu aadama garab mooy tax dëkk bi naat garab mooy tax taw bi ñëw garab mooy tax nit ñi dem béy ñu mun a dund léegi garab yooyu suñ ko daggee du ñu am dara loo xam ne dinañu dundal dinañu yóbbu ci kanam. lii mooy la problème entre état bu Sénégal ak waa MFDC kii dafay sàcc di àddu kalpe waaye nee na bu ma kenn yàqal ñi nga xam ne ñoo waroon téye loxoom ñoom itam nekkuñu à l'aise ndax la ñuy def moo gën a jéggi dayoo donc ku ci mel ni Salif Sadio ak yeneen naataangoom dafa am fu ñu téye état bu Sénégal ba tax tey état boobu noonu nekkul à l'aise ngir corriger leen teg leen ci yoon soldats yi nga xamante ni nag ñoo nekk sur le terrain xamuñ li xew ce sont les enfants sacrifiés ñu ñuy tayle seen waa kër perte Salif Sadio bu ñu bëggoon rek lay mbiram ni ñu def ba jëlee Yaya Jammeh Gambie ak li mu yoroon ci doole jëm ci wàllum armement Yaya Jammeh lu mu mësa am ci ay ngànnaay la ko doon investir ndax chaque jour mi ngi doon xalaat ni Sénégal dafay dal ci kawam nañu def ba rek lay mbiram ci benn tàkkusaan Yaya Jammeh ci benn tàkkusaan la ñu réglé kawam mu daw génn Gambie buñ ko defoon ci classe Salif Sadio mii kenn waxatu ko mais nag kuy dégle cangaay dafay fekk nga set en plus bu lépp normalé Casamance am na ñu mu arrangé wul dagg garab yi dootul am ñenn ñi dootuñu récolter ay milliards ci bois de rose bi àdduna gépp di wër di ko jaarale Gambie di ko yóbbu Chine lii muy dëgg bi ñu war a wax sénégalais yi ak njabootu militaire yi nga xamante nii ba tey ñu ngi dund njàqare te kenn yeewu leen ñan nag ñoo les perdants mooy les populations de la Casamance ak suñu soldats ñu engagé ci guerre boo xamante ni ñoom comprendre uñ nu mu demee ñoom la ñu yóbbu sur le terrain sans benn garantie amuñu salaire bu baax ñoom ñooy dee seeni mbokk ñàkk lii xew Casamance bu neexoon état jeex na ndax fa rebelle yi daan daw di làqu muy Gambie Guinée Bissau tey la suñu diggante gën a neex mën nañoo lijjanti seeni mbir te duñu am fu ñu daw làqu di ñaanal ñi génn àdduna suñu borom yërëm leen ñi nga xam ne ñoo ngi ci guddi gu bët setagul te ñu téye leen yàlla taxaw leen ba ñu gaaw dellu seen njaboot kon taxaw bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal te di leen di tëj incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.